salaamaaleykum mbokk yi ñu leen nuyu ku nekk turam ak santam di leen dalal ci studio iRadio ITV dem mbégte tey dalal ay kàngam di waxtaanee li xamante ne moom mooy actualité réew mi ñu ngi am mbégte di dalal madame Faye Marie Sy By di maanaam conseiller technique bu ministère de l'éducation nationale di occuper lépp lu question genre foofu di tamit di accueillir ci studio bi kii di Cheikh Gueye bokk ENDA di liggéey aussi RAZA rapport alternatif sur l'Afrique xam nga lépp question xamante ne day traversé continent bi dañ ci waxtaan ci think tank boobu ñu di gërëm di leen sant madame Sy By coow li bëri na fan yi wax ji bëri ci maanaam ci réseaux sociaux yi ci actualité yi beeg yëpp nee nañu ministère de l'éducation nationale dafa def benn séminaire bu moom ak waa UNESCO ci biir séminaire bi dañ ciy waxtaanee dañuy dugal ci programme bi éducation sexuelle waaye ci éducation sexuelle bi dafa am ay luñ ci laxas mooy mbirum góor jigéen ak yooyu loolu lan la madame Sy By. jërëjëf Alassane maa ngi lay nuyu di nuyu docteur Guèye di nuyu ñi ñuy déglu auditeurs yëpp di nuyu Sénégal yëpp di rafetlu aussi jotaay bi ndax dinañu may nit ñi xëy na am beneen gis-gis ci li nga xam ne moo ñu dajale woon foofu Saly te yaakaar naa ne coow li mënoon na bañ a egsi foofu sax ndax démb ministre de l'éducation nationale dafa def sortie li mu wax leer na nee na du tey du suba du gannaaw suba ñuy dugal éducation complète à la sexualité ci programme yi Sénégal yi li ñu fa dajale woon mooy ay consultants yu def benn analyse rapport analyse boobu moom lañ doon waxtaane ndax li ñu def dëgg la walla du dëgg li ñu def mooy dañoo nekkoon ci benn dynamique mooy li ñuy wax lutte contre les violences de genre en milieu scolaire ku nekk xam na ne xale bi fu muy jàngee war naa nekk ci jàmm ci biir foofu donc ci loolu lañ nekkoon 2018 ba tey ñu di ci liggéey bi ñu ñëwee ci biir loolu dinañ càmbar aussi li nga xam ne xale yi moom la ñuy jàng càmbar boobu la ñu def ay consultants sénégalais def ko baal leen ma xëy na waruma woon sax wax loolu waaye ay jullit def ko tamit c'est bon à préciser tudduñu fa borom ñaari tur tudduñu fa borom ñetti tànk loolu rek la ñu def ñii lii la ñu liggéey xoolal leen ñu li ñu liggéey ndax baax na walla baaxul li ñu wax ndax yenu na maanaa walla yenuwul maanaa naka la ñuy def ba li nga xam ne moom la ñuy liggéey ci mbirum aar xale yi mu wëy weesuwuñu loolu li ministre bi wax nag ci laay dellu si wax ji xëy na eggal nañ ko fu mu eggul te genn wàll gi ci wax yëpp nekkuñu woon foofu ma bëggoon rekk leeral ne du tey du suba du gannaaw suba du xalaatu ministère éducation monsieur le ministre wax na ko du xalaatu Sénégal pour ñuy dugal yooyu ci programme scolaire yi. lu di coow li kon. loolu nag laa comprendrewul ndax ñun bu ñuy dem ci lël bi ñuy commencé dañ leen ne ministre éducation nee na lépp luy Sénégal di def day méngoo ak suñu aada suñu ngëm-ngëm ak suñu xaw ma naka laa ko mën a rendre suñuy valeur suñuy cosaan donc li tax ñu bëgg a xalaat ne war nañoo mën a indi ba wax vraiment ay nit ñu fekkeewul lël bi dugal ci loo xam ne dara amu ci loolu moom man mënuma cee wax li ma mën a wax daal mooy li ñu fa bu dajale lañ fa liggéey loolu laa mën a wax rapport bi baax na ndax baaxul xëy na am na ñu am beneen gis-gis ci rapport bi loolu yaakaar naa ñoom la engagé mais ñun de defuñu fa leneen lu dul loolu. Cheikh Gueye coow li bëri woon na ci réseaux sociaux yi émotion bi bëri communiqué commencé génn nañ ñi ci wax loolu lan moo tax sénégalais yi am problème ci appréhension ci loolu ci rapport boobu ci tout réseaux sociaux yi dañu ci waxee ci loolu. waaw merci Alassane man nuyu d'abord ñi nga xam ne ñëpp ñoo ñuy déglu masawu sénégalais yi ci xew-xew yi fi xew yëpp di jaale ñëpp di aussi nuyu ki nga xamee ni mooy madame Faye Marie Sy By doon koo xamee ni ñoo bokkoon classe man ak moom. macha allah ci université de Dakar ma am plaisir dajeek moom fii ci débat bi tey waaw yaakaar naa ni c'est normal ñoom ci seen bopp ñoom ministère ñu bañ a comprendre
ampleur bi nga xamee ni moom la mbir mi am su fekkee defuñu jàngat bu xóot ak boo xamee ni dafay dellu ci suñu histoire ndax bu ñu fàtte ne école déjà même école njàng mi rek bi mu fiy ñëw daf fay ñëw ngir am lu ko fi indi li ko fi indi mooy assimiler ñu def ñu ay tubaab pour wax ko wax bu gàtt ci temps colonisation école boobu nag bu fekkee moom la ñu doon wéyal ko bi ñu amee suñu indépendance tooguñu xalaataat lan la ñu war a dugal ci boobu école boo xamee ni war na dëppoo ak suñu cosaan ba tax mu am ci ay insatisfaction yu yaatu yu yàgg ba tax ñu dem états généraux de l'éducation mu am fi 81 ñu delluwaat 2013 defaat assise nationale loolu yëpp day wane ne njàng mi day wër boppam pour seet naka lay gën a dëppoo ak suñu cosaan suñu ay valeur waaye aussi gën a dëppoo ak jamono léegi nag loolu soo ko waxee li nga ciy teg mooy jamono fu mu toll li tax sénégalais yu bari tiit mooy dañoo gis fi jamono toll mooy réew yu bari dañoo bokkul ak ñoom cosaan bokkuñu ak ñoom taarix muy histoire am na yoo xamee ni ay débat la yoo xamee ni ci seeni réew lay am débat yooyu tamit am na ay organisations internationales yu koy porter di ci liggéey di fexe yooyu principe de vie nga xamee ni ci Occident la sax ci évolution seen société débat sociétaux yooyu organisation internationale dañ koy ñëw di ko importer suñu réew man je suis bien placé pour le dire parce que en plus je suis secrétaire général de la plateforme des ONG internationales ak aussi le secrétaire général du cadre unitaire de l'islam au Sénégal donc damay observer des deux camps lan moo ciy xew li tax ñu bari tiit man je pense qu'ils ont raison prudent def ndànk bu baax ci li nga xamee ni moom la fi organisation internationale di je veux l'assumer muy ONU UNESCO ci la bokk waaye ONU Femmes ci la bokk waaye yeneen organisation ci la bokk am nañ agenda bi mi ngi dugg ci droits humains yooyu soo nee droit économique nee droits sociaux ñëpp dañ ciy d'accord que ne nit ki dafa war a am ay droits ngay fàttali rek ne ñun droits humains xaaruñu 1748 wala 1848 wala 1948 pour adopter ko ci suñu cosaan te yaakaar naa charte Kourgan-Fougan 1236 la woon donc ak yeneen convention ki charte yoo xamee ni ginnaaw sax l'islam ñëw nañ fi tënk ñun ñi nga xam ne noonu la ñuy dundee kon loolu yëpp boo ko tegee da ngay gis ne am na foofu benn conflit sociétal la pour man ndax dañoo bëgg a indi loo xamee ni xew na seen réew sax na seen réew ba nga xam ni ñi ngi changer seen ay loi di def ay pax di xool nit ñi naka la ñuy dëkkee di xool naka la ñuy tënkee dundu nit ci couple naka la ñuy reconnaître ay sexe yu bees troisième sexe comme ni ñu koy waxee ak ñoo xamee ni seen sexe déterminé wul ak ñoo xam ne dañuy bëgg changer sexe yooyu débat mi ngi seen réew man yàpp naa ni ñoom am nañ droit comme seen société dafa évoluer ba yegg foofa ci ak mbon noonu laa koy tuddee am nañ droit di seet naka la ñuy def ba lijjanti ko mais ñun waruñoo ñëw fii di ñu indil yooyu te nag ci gis-gis bu yaatu ak ci analyse yu xóot loolu am na ndax document bi nga xamee ni moom la UNESCO def mu léegi dara dootul nëbbatu site internet boo dugg fekk ko fa sénégalais yi seen bopp partagé nañ ko fan yi nga gis ne dañuy waajal ci lu yaatu li ñuy wax éducation sexuelle complète mu concerne nag ay tranche d'âge 5 8 ans 8 ans 15 ans 15 ans 18 ans ku ci nekk fa ngay toll ca fa ngay jàng lan la ñu war a dugal ci sa xel jëm ci yooyu nga gis ne ni ñun suñu réew bañee
ak sukkandiku suñu cosaan ak suñu diine bañee ay mbiru góor jigéen ñoom loolu la ñu bëgg a indi kon sénégalais yi war nañ fu lu mel noonu génne rek war a dugg ci suñu système muy suñu système éducatif wala muy suñu système législatif wala feneen ci suñu réew dañu war a taxaw daal di ne lii du fi dugg moo tax may saluer maanaam di enseignants yi def c'est-à-dire nit ki doo xaar ba dara yegg si ba dugg ba yegg ba toog ngay door di alerte seen rôle alerte pour man moom la ñu def mooy wax ne am na benn séminaire bu am public bi yëgu ko woon wax ne ministère bokkoon na ci te bu fekkee lu mel noonu am na comme ñoom ni ñu ko waxee ministère bokk ci war te ñu doon waxtaan mbiru genre man jàpp naa ne jaadu na ñoom ñu génne ko wax ko seeni moroom enseignant avertir leen wax ko aussi ñi nga xamee ni ñoom la ñuy jàngal seeni doom pour wax leen ni am na luy ñëw loo xamee ni ñoom ànduñu ci te ñun ñi nga xamee ni tamit ay parents d'élèves lañu société civile lañu bokk suñu diine daf ñoo ñor suñu cosaan daf ñoo ñor ñu jóg tamit daal ne lii mi ngi ñëw waru fee yegsi man jàpp naa ne ci diggante bu am solo la waaye xam naa dinaa dellu si ci naka la ñu war a def ba même bu dul crise bi mais soo xoolee lu cyclique la day dem di ñëw te bu du question bii rek am na question yu bari yoo xamee ni ay débats sociétaux la yoo xamee ni day laal système éducatif bi te en général du ñu gis taxawaay bu dal suñu xel jóge ci état bi ba nga xam ni li ñuy ragal du yegsi loolu ci boppam moom la ñuy saytu moom la ñuy jéem a fànq moo tax ñu taxaw teem. madame Siby syndicaliste yu bëri nee nañu UNESCO ci site boo demee ci site am ak yeneen mel ni UNICEF ak yooyu question yooyu dañ koy aborder te dañoo ragal que UNESCO puisque day financer éducation nationale Sénégal bu bëri yenn domaines yi yenn domaine da ci dugal ay programme est-ce que mënuñu prox ndolu dugal loolu ci système éducatif bi loolu moo tiital père de famille yu bëri xamante ne ñoo yor ay njaboot. li ma bëgg a leeral d'abord mooy xëy na UNESCO dina appuyer mais UNESCO nekkul organe ba nga xam ne day financer comme ni ko nit ñi di waxee système éducatif bi. Encore une fois système éducatif sénégalais bi c'est le Sénégal moo koy financer à plus de 90%. donc loolu dama bëgg mu leer. bi ci des mooy UNESCO organisation internationale la àddina bi lay waxal waaye li muy wax ak àddina bi Sénégal moo ci seet li nga xam ne c'est en phase ak moom li mu gëm mu dugal ko. du ma dellu si xëy na du ma sori sur cette question-là foog naa ne bu autorité suprême bi ne lii du dugg ci suñu réew gisuma naka lan moo war a tax ñu xalaat ne éducation dina ko dugal démb ministre de l'éducation wax na ko depuis 2018 am na luñ fi jotoon a def bi ñu ñëwee dañ leen ne lii suñu système éducatif nanguwu ko dynamique boobu démb monsieur le ministre Mamadou Talla dellu si na ci suñu système éducatif fa mu yem mooy fa suñuy valeurs yem mooy fa suñuy croyance yem mooy fa suñuy cosaan yem li ma ci bëgg a dolli mooy dañuy renvoyer nit ñi dama leen di renvoyer ci loi d'orientation bi 91-22 bi modifiée en 2004 boo duggee ci loi d'orientation bi di nga gis ne lépp lu ñuy def dans le secteur de l'éducation ancrage mooy suñuy valeur ancrage mooy suñuy croyance finalité bi mooy le sénégalais bi nga xam ne dafay répondre aux aspirations et aux besoins de la population du Sénégal donc foofu la ñuy xaar li ma ci bëgg a dolli mooy un programme scolaire tey buñ doon dugal du atelier boobu moo koy dugal programme am na nuñ koy tëralee programme am na yoon bu muy jaar ba ñu ne programme bi taxaw na décret nangam ak nangam moo consacré programme boobu egguñu ci loolu liggéeyuñu ci loolu waxuñu ci loolu wax ji mooy li UNESCO def UNESCO la engagé parce que li UNESCO kay lu mu liggéey da koy def ci réseaux sociaux yi ñëpp xam nañ ko ministère éducation aussi la muy liggéey mu ngi ci réseaux sociaux yi
tous les documents du ministère de l'éducation yi nekk en rapport ak lu ñuy wax genre ku ko xool doo ci gis lenn loo xam ne dafa génn ci cadre suñuy croyance ak suñuy valeur amu ci bokk man de ba ma commencé liggéey ci genre ci ministère éducation ak léegi gisaguma ko. mais ministère bi ñoom naka la ñuy gisee genre lan la signifie pour ministère li ñu gis ci genre mooy pour ñun li ñu concerné naka la ñuy def ba xale yu góor yi ak xale yu jigéen yi dugg ci école bi jàng ci condition yu baax quand je dis condition yu baax bu ñu daan dugg boo seetloo benn gaanuwaay lañ daan am benn toilette lañ daan am xale yu góor yi di ko bokk ak xale yu jigéen yi te foog naa ne problème hygiène war na tax ñu ne lii kat buñ ko defee xale yu jigéen yi ñu ci bëri duñu nangoo dem ci gaanuwaay bi mën na leen a gaañ ñu def ñaari toilettes séparées far sax defal xale yu jigéen yi toilettes yoo xam ne en général fa ñuy toll day am sécurité ndax ku fay dugg dinañ la gis ku fay génn dinañ la gis naka la ñuy def ba jàngalekat bi ni muy interroger xale bu góor bi mu di ko interroger xale bu jigéen bi naka la ñuy def ba li ñuy wax les travaux ménagers nga xam ne da daan gàllankoor jàngu xale yu jigéen ñi ñu ci bëri bu ñu xëyee di togg pas di togg sax di jàppale seen waajur yi bay tardé école naka la ñuy def ba génnee leen ci loolu góorgóorlu ba ñu dugg ci école yi li góor ñi di jàng ñu di ko jàng naka la ñuy def ba waajur yi xam ne njàngum xale bu góor am na njëriñ njàngu xale bu jigéen am na njëriñ naka la ñuy def ba am ay jàngalekat yu jigéen fépp waajur yi gis ne ñii kat suñuy doom war nañoo mën a mel ni ñoom jëriñ leen li ñuy wax les coûts d'opportunité mooy bu njëkk ba dañ daan wax xale bu jigéen bi dama liggéeyi ku góor ki dem jàngi école léegi dañuy fexe ba xale bu jigéen bi yëpp dem jàngi waajur bi am lu mu suturloo ci ay bourse lañ leen di jox ay kit scolaire lañ leen di jox weesuwuñu loolu pour le moment ci biir système éducatif bi te foog naa ne module yi ñuy jàngalee ci système bi module yi ñu ngi tasaaroo ci mbedd mi ku nekk mën nga koo gis xool doo ci gis lu génn cadre boobu. et document boobu circulé nag léegi document boobu du engagé wul éducation nationale du document wu éducation nationale bindu ko fekkeewul fañ koy bindee engagé wu ko la ko engagé mooy li muy jàngale ci biir ay école am te nag dëgg yàlla je mets au défi aussi nit ñi ñu dugg ci école yi xool programme mu ministère éducation nationale foog naa ne dinañ xam lañ fay jàngale ak lañ fa jàngale woon waaw genre daal pour ñun mooy góor ñeeg jigéen ñi nañu dugg nañ jàng nañ leen may chance réussite ci école bi comme ni nga ko waxee sa question boobu question homosexualité lesbianisme dafa lëmbi àdduna gis nañu ay présidents yi am doole comme Obama bi mu fi ñëwee wax ko président Macky Sall rejeté ko yeneen système yëpp ñu koy bëgg dugal protection yi nga xamante ne ay sénégalais saa bu ñu bëggee sax dem bitim réew te bokkuñ ci loolu di mbubboo boobu pour am ay kayit ak yooyu doole bi ñu am ci àdduna bi ci lu bëri est-ce que loolu moo gën a tiital sénégalais yi que yooyu bu ñu ko commencé di lawal ci réew mi mun naa pervertir xale yi. waaw man jàpp naa ne waruñu naïf te yaakaar naa ni ñi nga xam ne ñoo ñuy jiite ñoo war a gën a moytu naïveté boobu ndax ku nekk booy intervenir ci benn secteur ci benn contexte ci benn àdduna da nga war a am lecture contexte bi li tax genre amul woon ñun par exemple suñu jamono. ñu toog ba si yàgg mu am na lu tax am na lu xew ci àdduna bi muy suñu état muy ay démembrement am na lu ñu leen di indil donc fàttali dañ ko sànq Obama maa ngi koy gis ñu koy fàttali sànq ci revue de presse bi ñëw na fi wax fi mbiru góor jigéen avant moom ñëpp xamoon nañ ne am na ay lobby yu ko fi jéem a saxal am na ay mots yoo xam ne ni moom moo koy ëmb suy ñëw moom lay àndaaleel loolu ñi nga xamee ni am nañ xam-xam bi dañuy def gëstu yi ba xam ne lii ay tànk la yoo xamee ni mi ngi yegg si donc loolu dama bëgg aussi ñi nga xamee ni ñoo ñuy jiite notamment ministère de l'éducation nationale mu am ci ubbeeku mu déglu tuuti ragal bi nga xam ne nit ñi am nañ ci ragal mu bàyyi ci xel ba nga xam ni bu dajeeteeg ay kuréel
yu jógee bitim réew yoo xamee ni dañoo indi ay mbir boole ko ak ay financement ñu daal di am maanaam regard bu profond ak analyse bu yaatu ak aussi concertation loolu daf ci am solo buy boo xamee ni dina tax buñ ko naree dugal ci yenn yi moom mu xam naka la ciy taxawee donc comme ni nga ko waxee genre fi nga xamee ni fa lañ ko jëlee nekk na fa ay débats sociétaux yoo xamee ni ñoom ci seen bopp ci seen biir société am na ñu koy duusal di ko interroger jàpp ne am na lu mu leen di indil lu bees société bu bees boo xamee ni dañ ci nangul borom ñaari tur yi ñu man di sëy ñu man di tolloo ci li nga xam ne nii noonu la ñu war a taxawee ci réew ma ci société yooyu mën nañ koo nangu suñu société ñun dafa am nu mu tëddee soo xoolee même programme yi nga xamee ni programme pour jigéen ñi dugg ci biir système éducatif bi programme yooyu xam nga baax na ndax doyul woon jigéen ñi nekkoon ci biir système éducatif bi doyul woon léegi imagineel tey jii nii ñu dem ba situation inverse xale yu jigéen yi ëpp ci système éducatif bi ëpp ci classe yi dàq jàng ci classe yi lan lay indi d'un point de vue sociétal day indi benn mutation bu am solo parce que day tax léegi jigéen ñi ëpp nekk ñiy liggéey ëpp nekk fonctionnaire ëpp nekk liggéeykat loolu am na lu muy nërmeel ci société bi ndax ku nekk xam na ni ci suñu cosaan jigéen am na rôle boo xamee ni moom la doon gën a jouer mais li mu laaj mooy aussi ay réflexion prospective di xool décision yi ñuy jël tey ban jeexit lay am ci suba ci suñu société ak ni suñu société di doxee mais genre moom nañ ko xam bu baax agenda la boo xam ni ay kuréel tëral nañ ko fas yéene ko fee indi liñ koy indi du yem rek ci comme li madame Faye wax maanaam ci ne xale yi nañ tolloo nañu fexe dugal defal leen ay toilettes defal leen du loolu rek ëmb na yeneen ñu bëgg ñoom tamit ñu bàyyi ci xel ñu xam ne bu ñu dugalee ci loolu maanaam ay mbiru toilette ci suba leneen la ñuy indi loolu la ñu bëgg ñoom ñu xam ko mais plus globalement je pense que li nga xamee ni moom la laaj mooy def analyse plus globale maanaam tey soo xoolee suñu système éducatif nga xool ko d'un point de vue global da ngay gis ne pour beaucoup reflété wul suñu ay valeurs sociétales pas suffisamment par exemple ñëpp xam nañ ne ni ñu war a dugalee njàngale diine njàngale moral boo xamee ni ci suñu biir réew la soqee ko doyul système éducatif bi ci boppam dafa sooxe dafa am nu mu tëddee dafa jàpp benn partie wu système bi di ko dimbali di ko encadrer beneen partie wu système bi notamment système éducation religieuse am na ni mu ci taxawee loolu injustice bu yàgg la boo xamee ni même suñu constitution da ko dàq donc man defoon naa ci benn gëstu bu yaatu ak ay kilifa ku mel ni Fatou Kiné Camara Penda Mbow ak Abdou Aziz Kébé ak ñoom Bakary Samb ba génne woon ci benn mémorandum joxoon ko ñi nga xamee ni ñoo yilifoon les assises nationales booba bi li ñu doon wax mooy te waruñu ci renoncer ci boobu ambition mooy refondation de notre système éducatif refondation boo xam ni day tëggaat système éducatif bi tolloolee xale yi nga xamee ni yëpp ñoom ñoo soxla jàng ak parents ya la ñu bëgg ci ñoom yar gañ leen war a yar ak jàng bañ leen war a jàngal état bi yemale leen du ma ni nag amul ay progrès ñu ngi dox ndax man mii bi may jàng lycée sama ay prof ci ëppoon tubaab lañ monsieur le dame madame Mantouk yooyu la ñu amoon boo demee ba ñuy diggu université man ak moom fa ñu bokkoon amoon nañ ay prof tubaab tey gisatoo leen fenn xam nga loolu dox la li tax ñu war a gën a dox nag jëm ci loolu mooy jël suñu ay valeurs endogènes nag loolu dugal ci contenu yi nga xamee ni moo ci nekk jóge ci suñu système suñu ay valeurs moo des
moo tax bu ñu gisee nag ci curriculum bi au lieu ñu dugal ci suñu ay valeur comme ñi nga xamee ni noonu lañ ko bëggee ñuy gis yoo xamee ni bitim réew lay jóge ñu gën koo fonk di ci def ay séminaire parc di ci bokk maanaam kuréel gi nga xamee ni moom mooy saytu naka la ñuy dugalee ay mbir ci biir système éducatif bi ministère bokk ci kon loolu dañuy ragal ne ñoom loolu la ñu gën a fonk maanaam lu jóge bitim réew la ñu gën a fonk te loolu it vraiment bëgg naa ci aussi ñoom ñu bàyyi ci xel bu baax ndax man sam bopp bind naa ñaari yoon chaque année 2018 2019 2020 chaque fois ministre bi ci boppam sëñ Mbaye Thiam d'abord ministre actuel bi pour defal leen ay propositions ndax kuréel gi nga xamee ni moom laa aussi waxal comme ni ma ko waxee cadre unitaire de l'islam au Sénégal tudd kuréelu l'islam yi nekk ci réew mi yëpp ñoo ko seq ñi jàpp ne système éducatif bi am na lu ñu ko war a dimbalee maanaam mooy fexe ba njàngale mag ñi dugg ci biir système éducatif loolu xam nga lu baax la. te nguur gi lañ ciy dimbali jàpp nañ ne même bu fekkee naruñu ko au moins waroon nañu buñ leen bindee ñu tontuñu wala ñu ndax liñ doon mooy ñu recevoir ñu mais plusieurs fois bind nañ recevoir wuñu mu doon lu doy waar tamit parce que man je sais que dañuy recevoir ñuy jóge bitim réew lañ gën a yomb recevoir que ñuy jóge ci biir réew mi te bëgg a dimbali bëgg a jàppale ministère bi te pour man loolu mooy enjeu bi ëpp solo du lii xaj na mën nañoo fexe ba mbiru góor jigéen mbiru genre mbir yooyu ñu xam fi ñu koy yemale à la fois ci ministère bi ci ministère te lu mel nii waroon nañ ci dégg ministre de la protection de l'enfance maanaam moo war a protéger suñuy doom bu ñu waxee ñoom ñëpp war nañ leen ci dégg xaj na kon ministre de l'éducation nationale da koo waxaalee waaye ñun en tout cas li ñu gën a soxal mooy ñu xool même bu ñu moytoo mbiru góor jigéen dugg ci ñu fexe tamit suñu ay valeur gën a présent ci li nga xamee ni moom mooy suñu curricula ñu koy jàngal suñuy doom ngir ñu doon ay sénégalais yu mat yu enraciné balaa ñuy wuti leneen bitim réew. madame Faye soo gisee nañuy xaw a tiit genre ni ñu ko tënkee bitim réew bokkul xel ni ñu ko gisee fii ci réew mi le fait même de utiliser le mot genre sax ci suñu maanaam waxtaan ci éducation bi day tax ñenn ñi seen xel yi ñaaw naan genre kat ñu ko gisee maanaam France ñu ko gisee États-Unis ñu ko gisee Suisse ak Suède buñ ko boolee ci mot boobu buñ ko boolee sax suñu séminaire ak yooyu day tax nañu seen xel tey yaakaar ne xëy na dafa am na ngeen bëgg a def foofu. gis nga Alsane je pense que xam nga li tubaab di wax ne ku bëgg a rey kutéem lu ne la koy jiiñ genre xëy na concept la boo xam ne am na ñoo xam ne seen njàng ñoo gën a màcc ci que man ci loolu mais man li ma ci jàng li ma ci pratiquer li ma ci gis man bu weesoo ñu ne góor ak jigéen ñoo yem àq ak yelleef fii ci Sénégal góor ak jigéen ñoo war a mën a jëriñ seen réew génnaguñu cadre boobu xam nga li ma wax sànq organisme internationaux lu leen neex la ñuy génnee. est-ce que le fait que mot boobu indi polémique. mot bi warul indi polémique parce que mot bi ak ka koy utiliser xam nga mot bu nekk sens bi ba muy am yow yaa ko koy jox. li ñuy wax contenant ak contenu yow contenu bi nga koy jox foo dem mën nga fa ñun mën nañ ci waxtaan ak Sénégal yépp tey du ñu romb fi ñu diine yóbbu ñun am na borom daara yoo xam ne dañ leen di former ci genre xam nga bu fekkonte ne dañ cee dugal loo xam ne jaaduwut ñooy njëkk a jóg te li tax ñu dugal loolu formation boobu protection de l'enfant dañu am programme protection de l'enfance moo tax ñu dugal genre bi di former aussi borom daara yi beneen bi may wax mooy heureusement docteur Cheikh wax na ko tey offre éducative bi bu njëkk ba benn tànk la woon évolution am na franco-arabe yi d'abord daara yi tey paquet daara am na inspection des daara am na biir ministère de l'éducation nationale PAMOD bi projet d'appui à la modernisation des daara mu ngi fi donc pour wax ne que
jéego yi ñu ngi koy teg du gaaw nag ndax bu fekkente ne dañu am li ñuy wax benn passif bu xaw a lourd côté boobu bu nit ki di avancer da ngay xam ne li mu ngiy dem la ñu tënk ci assises yi pour horizon temporel u assises yi 2035 la dëgg la gaaw sori na soriwul mais li ma mën a wax mooy tey ministère li muy liggéey lii nga xam ne orientation yi ñu teg weesuwul lu sénégalais yi soxla ñu fekk si leen ci encadrer daara yi accompagner leen ba pare ma dellu si waat ci loi d'orientation bi mais moo dugal éducation religieuse éducation religieuse nu mu tuddati loi d'orientation bi daf ko jël en compte mu ngi ci modalité yi xëy na ñu ngi ciy waxtaan te dafa nekk loo xam ne benn pàccu Sénégal moomu ko ñun ñëpp a ko bokk ñoo war a toog waxtaan ci bugguma sax xuus torop ci loolu pour dellu si waat rek ci li ñuy wax tey ñun li ñu gis ne sooxe na ñu war cee jóg damay rappeler tuuti rek loo xam ne ministre Mamadou Talla moom moo ko bi mu ñëwee li mu wax ci ay priorités am éducation aux valeurs ci 5 priorités moom yi mu génnee ci la bokk éducation aux valeurs weesuwul xale bi xam boppam xam fi mu jógee xam mooy kan ak nu muy comporté woo ci société bi génn guñu ba tey tudduñu loo xam ne lii bokkul ak li sénégalais yi gëm ak li ñu bëgg li ci des mooy man xëy na dañ naan gis-gis bi dafa gàtt mais man li ma gëm mooy tey Sénégal en tout cas ci biir système éducatif bi kilifa bu fa nekk mesurer nga à sa juste valeur li nga xam ne moom la sénégalais di xaar ci yow li ñuy xaar ci yow mooy éducation bu baax ci loolu ngay liggéey éducation bu baax bi mooy xale yi nañu performant éducation bu baax bi mooy xale yi nañ leen jàngal liñ leen war a jàngal te mu mët éducation bu baax bi mooy suñuy résultat scolaire na baax yàlla ngi ñuy jàppale nag ñu ngi ci malgré Covid bi gis nañ résultat yi ñu am ren donc pour man yeneen question yi xëy na am na ci loo xam ne pour divertir nit ñi la ndax kilifa du taxaw ne la lii du dugg sama réew nga ne ña ko fay dugal ministre éducation wax leen clairement ne leen bu weesoo li ñuy jàng amul leneen loo xam ne dina dugg ci programme mu éducation muy tey muy suba muy gannaaw suba quelle que soit proposition bi fu mu jóge loolu nag war na doy nit ñi xalaatuñ ko egguñu fa liggéeyewuñ ko atelier bi ñu ko woote woon ñun la pour xool ñee la ñu liggéey lan la un point c'est tout li ci des mooy environnement scolaire environnement d'apprentissage sûr nga aar xale yi muy góor muy jigéen ba ci jàngalekat yi parce que boo nee violence en milieu scolaire ñëpp la laal donc foofu daal la ñu toll. mais ci SVT bi am na quand même éducation sexuelle bu ñu jàngal xale yi SVT bi éducation boobu ban éducation la. yow jàng nga ko man jàng naa ko docteur Cheikh jàng na ko économie familiale bi pareil est-ce que ñun ñi ko jàng daf ñoo pervertir est-ce que dañ cee dugal loo xam ne lii dafa naan nit ki demal nga jàng nooy àndee góor walla nooy àndee xale nekku ci li ci nekk mooy xale bi na xam boppam buy màgg na xam ne moom jigéen bi xam ne jigéen la góor gi xam ne góor la am na foo xam ne bu fa yeggee am na lu ko fay fekk jàng nit daal lañ koy jàngal nit nu muy dundee ba mu nekkee liir ba muy màgg loolu de mooy contenu yu programme yi jàngale wuñ fa leneen lu dul loolu te foog naa ne bañ ko commencé jàngaleek léegi kenn du ne ñii ñooy yàq xale yi donc fa ñu taxawoon foofu lañ toll ba tey weesooguñ ko xam nga ñi def lobby yooyu dafa mooy bunt yu bari yu ñu bëgg a dugg ba ñu maanaam laalee éducation nationale ñuy jóg xëy na ñu teg seen tànk waaye dañu xool que fii Sénégal dafa mooy télévision fii dafay programme yi nga xamante ne surtout ay dessins animés kër yi xale di ko seetaan tous les jours ñu naan xale mun na am ñaari papa mun na am ñaari maanaam ñaari yaay muy jàll ci télévision yi soir xale yi di ko seetaan
te ministère de la culture de la communication nekk fi CNRA nekk fi waxuñ ci dara di ko bàyyi mu lawee noonu ci biir kër yi est-ce que loolu bu xale yi di ko tàmm di ko seetaan ci seen i kër ci dessin animé dañ koy jaarale muy bu ñu demee école bu UNESCO bëggee jàllale yooyu mu jàll. moo tax bëgguma ñu restreindre débat bi ci mbiru maanaam li xew. maanaam télévision canal. waaw parce que muy diffuser réew mi affaire góor jigéen na koy diffuser. ci satellite lay jaar donc maanaam fi ñu war a taxaw ci réew mi pour sàmm ñu dafa bari. comme ni ma ko waxee am na ministère daanaka ministère boo gis tey war na am taxawaay bu bees ak jàngat bu bees ci li xew tey ak fa mu jëm. man loo rek laa bëgg ñu jàpp ko ñu comme ni ñu ko waxee ñoom du ñu bàyyi ñoom dañoo am nañ seen agenda LGBT ñëpp xam nañ ko damay wax. carrément am seen i moyens. am seen ay moyens. tey jii nii organisation yu ci bari international ay góor jigéen ñoo koy jiite. dama koy wax am na ay président ak ay ministre premier ministre yoo xam ne ay góor jigéen lañ ñooñu. agenda LGBT lu nekk la leen di jaral te dañuy am moyens yi te fa nga xamee ni fa la ñuy jaar madame Faye wax na ko am na quand même ay programme yoo xamee ni yenn dëkk yi ñoo koy financer. même bu fekkee ñun suñu salaire ak kii enseignants yeeg lu bari ci système éducatif bi suñu réew moo koy financer am na ci ay projet ak ay programmes yoo xamee ni ñoom bailleurs yi ñoom ñoo koy financer. bailleurs yooyu ni ñuy jaare ci état yi di leen financer ay projet ak ay programme di ci def ay conditionnalité di wax ne il faut mu am ci lii il faut mu am ci lee il faut mu am ci lee noonu lañ koy defee ci ONG yi ndax ñoom tamit ñooy jox xaalis ONG yi bu ñu leen di proposer ay projet dañ leen di wax ñun de projet bi mën nañ ko nangu mais il faut lii nekk ci il faut lii nekk ci il faut lii nekk ci loolu man kenn du ma ko wax parce que ci ONG laay liggéey plateforme bi nga xamee ni maay secrétaire général bi 30 ONG internationales yi gën a mag Sénégal ñi ngi ci bokk kon nag loolu fa ma koy waxee ca biir noonu laa koy waxee fii maanaam am na agenda clair et net pour dugal mbiru góor jigéen fii ci réew mi dañ ko wax léegi nag naka la ñu war a def ba sàmm ci ni ñu fexee ba genre dugg fépp même assainissement même changement climatique sama benn xarit mi ngi koy fàttali démb loo indi ñun la na ci genre dugg na ci droits humains dugg loolu ca biir fa la ñuy dëxëñ lu bari li nga xamee ni moom la ñu bëgg a dugal kon loolu taxawaay bu mat sëkk lañ ci war a am état bi ci démembrement bi yëpp waaye aussi kuréel yi nga xamee ni ñu ngi nekk société civile yëpp muy ONG dama leen di wax chaque fois droits humains soxlawul ñu koy jëggaani am na fi ay reen yoo xamee ni ñoo gën a dëppoo ak suñuy cosaan ba tax suñu droit de l'homme yi fii chaque fois mu leen koy wax suñu responsabilité la seen responsabilité la ñoom ñu wax ne droit de l'homme yi ngeen di dégg bitim réew bokkul ak ñun droit de l'homme yi ñu bëgg a def fii waaye nag ñu ci bëri mënuñu ko wax parce que soo ko waxee mu doon lu public ñu dagg sa financement loolu c'est la réalité moo tax comme réalité la nag dëkk bi yëpp ñoo war a jóg fexe lu mel nii su commencé maanaam toll nii ñu dénoncer mais ci mbirum télévision yi surtout alerter mbiru télévision yi c'est comme ni nga ko waxee ñoom bàyyiwuñu benn moyen te dañu am aussi réflexion ku nekk xam na ni tey télévision ak internet loo bëgg a jàllale fa nga koy jàllale ñoo ëpp doole sax système éducatif bi ñoo ëpp doole système éducatif bi pour dugal loo bëgg a dugal moo tax loolu tamit ñu ngi ci gën a woote waa CNRA di ci woo responsable presse yi nga xam ne ni moom ngeen doon ñëpp am ci takku bu bees bàyyi ci xel ci ne ñoom seeni pexe du jeex cinéma Sénégal mi ngi commencé di jéb bi lu am solo la pour que suñu culture ñu mën ko di wone
di won aussi suñu bopp naka la ñu mel. mu nekk effet de miroir loolu am solo la. waaye aussi nañu bàyyi xel ñi leen di financer. ndax am na chaque fois loo xamee ni dinañ ko bëgg a jaare ci ñoom kon comme ni wax bëgguma wax tel ministère pour man ministère yëpp ñoo war a bàyyi xel ci loolu parce que xam nga lu tax. mën na tas réew mi xuma la tas famille yi de ak tas société bi. mais tey jii nii kuréel yi nga xamee ni yëpp ñooy sàmm jikko ci réew mi di sàmm suñu diine dañoo am taxawaay bu bees ci loolu. ñoo ci gën a maanaam gën a yeewu gën cee xóot ay jàngat ngir moytu lépp luy ñëw kon ñooñu tamit dañ leen war a déglu c'est-à-dire dañu war a toog ak ñoom déglu leen non seulement dalal seen xel mais di déglu alerte yi ñuy def di ko positiver di mu bañ a nekk rek loo xam ne dañ koy jàpp ne ñii dañuy nekk ay tourbillons wala yu mel noonu mais pour man war na nekk benn partenariat bu gën a positif diggante ministère comme ni ko madame Faye waxee bu fekkee loolu moom mooy seen taxawaay ñoom li ci gën a yomb mooy ñu ànd ceeg ñi ñu bokkal taxawaay xam nga ministère bu fekkee da nga jiite askan woowu da nga dajeek ñoom di diisoog ñoom dégloon di leen déglu di leen wax aussi yow fa nga toll ci xalaat mooy tax seen xel di dal mais bu fekkee comme ni ma ko déggee démb ci jaañ seen porte-parole bi démb maanaam ni mu koy weddee de manière trop laconique arrogante sax laay wax mel ni dara xewul ku ci wax da nga bëri wax wala da nga ri loolu tamit baaxul li ma leen di surtout suggérer mooy ñu am ci taxawaay ba tax lu mel ni bu amatee xelu nit ñi gën a dal waaye ñu def bu baax attention ci éducation sexuelle complète du agenda bu ndaw agenda la boo xamee ni tey démb bi ma ubbee document bi sur 90 pages foo am na éducation sexuelle 90 pages du agenda bu ndaw fépp lañ koy lawal ci àdduna bi ñun dama bëgg suñu réew nekk réew mi nga xamee ni moom lañ wax réew mee de bañ na moom boobu ñooñu ko yebu nga bàyyi leen foofu la ñu war a taxaw ndax jàpp naa ne ni nga xamee ni noonu la réew mi taxawee ci lislaam taxawee ni ci cosaan ku nekk xam na ko Sénégal warul dafa war a nekk réew bañkat ci civilisation bi nga xamee ni moom la ñu bëgg a indil te du suñu bos. mais est-ce que yéen seen liggéey. justement télévision yi dañuy def parce que satellite yaa ngi fi internet baa ngi fi xale yi bu ñu wàccee ngoon. parents yi du ñu am surveillance boo ñu am ci xale yi. te parents du ñu toog xool dessin animé yi lu muy véhiculer. comme message. est-ce que loolu tamit du gën a yàq seen liggéey yéen ci éducation nationale. jërëjëf éducation nationale en fait am na sax taxaw seetlu nag ci rôle parents yi ci njàngu xale yi bu baax. tey boo xoolee ni ñuy doxee am na ci benn programme bu ñuy dérouler éducation parentale bi daf ci am solo naka la ñuy def ba waajur yi di mën a jàppale seen doom yi parce que xale bi bu fekkente ne la muy jàng ca école ba rek moom nga ko bàyyeel bu ñëwee ci kër gi mu ngi ci télé bi ba suba mu xëyaat gàddu saagam. xale boobu nekkul xale bi nga xam ne li système éducatif bëgg ci moom dinañ ko am. donc foofu parents yi ñoo am rôle bu ñuy jouer bu ñu bëggee jàppale éducation bi. parce que booy ŋàññe ne résultats yi baaxul mais résultats yi bu système defee fukk yow defal benn ñu xool ndax jéego dina am walla du am. moo tax ma ne damay profiter encore wax ci ne Covid bi lim ñu indil ñun lu positif xale yi demuñu école waaye ci biir kër yi bi résultat examen yi génne gis nañ ne vraiment jàng am na nit ñi jàpp nañ ci parents yi parce que ku nekk tiital nga sa doom. ku ne accompagner nga sa doom ba ñu am li ñu bëgg. loolu nag relâchement moo warul am relâchement bu dul am mooy nga xool li sa doom di xool ci télé bi. am na ñun suñu temps dañu amoon heure télé bu journal télévisé jotee nga seetaan journal télévisé ndax am nga droit information. de temps en temps ñu bàyyi la nga seetaan théâtre li ci des da ngay dem jàngi donc il faut am na lu bari lu mu wax lu nga xam ne lii fi lañ ko fekk suñu aadala suñu cosaan la. lu war a dellu si. parce que ñu gis ci sous-région bi. réew mu mel ni Burkina Faso. dafa may programme télé. bi benn télévision tudd canal di dawal. muy jàll Sénégal du fa jàll. parce que ñoom dañu am système bi xam dañuy crypté. yenn chaînes yi. xale yi duñ ko mën a seetaan foofu. est-ce que loolu parce que dañu yaakaar na ñoom ci seen gouvernement nañu doxale que chaînes yooyu day pervertir seen i doom. waaw loolu mën na am. ñun aussi Sénégal mën nañu xool
nu ñuy demee ci loolu mais nag xam nga fii il faut que parents yi wax d'abord ñun en tout cas système éducatif suñu rôle ñu ngi koy jouer mooy nañ jàngal xale yi bañ nañ ko ba léegi dañu am canal éducation nga xam ne ay programme éducation rek moo fa nekk vraiment ñu ngi def ay jéego na ci parents yi jàpp ñeneen ñi jàpp ci kuréelu ñoom cheikh yi di def nag information sensibilisation ba mën a sori li ma bëggoon dellu si rek mooy li mu wax léegi nañ leen déglu foog naa ne wax dëgg yàlla bu dee wax rek la li am moom monsieur ministre Mamadou Talla de il est très ouvert. waaw war naa gën a ubbeeku nag. ubbeeku na de ci yeneen kuréel yëpp dinaa ko jox yóbbante cheikh dina egg ci moom. kooku moom dina egg incha allah mais je pense que même par rapport ak daara yi quand même depuis daara yi sax avant lui ak le ministre Serigne Mbaye Thiam am na avancé yu ñu amoon am na rencontre yuy am rencontre yooyu foog dafa continuer rencontre yooyu ba léegi mi ngi am xëy na nag am na yeneen kuréel peut-être yu bëgg a dugg yóbbante la incha allahu rabbi dina yegg ci moom. pour dellu si ci li nga xam ne moo ñu fi dajale. gis nga Cheikh comme li ma wax sànq agenda caché fu mu am yow yaay am mët gu toll ni loo buggul ñu def loola ko doo ko def. comme li ma wax Sénégal depuis lors li muy wax varié wul mbirum ñenn ñi suñu yoon nekku ci ndax du ci dugg. duñ ci dugg mais est-ce que bu ñu indee documents yi. nañ jox ko temps bu doy. saytu ko bu baax a baax xool lan la ñu bëgg dama la bëgg a wax rek document yooyu. ñun du suñu document encore une fois document Nations Unies la. Nations Unies mbootaay xeet la ñëpp lay waxal àddina bi yëpp lay waxal léegi nag réew mu ne yaay xool la nga ca bëgg nga jël la preuve convention internationale yi Sénégal lam ca ratifié mooy la nga xam ne xalaat na ne bu ko defee baax na ci ñun réew mi baax na ci ñëpp ñu ratifié am na convention yoo xam ne dañoo taxaw ne duñ ko laal may rappeler 2017 bi ñu demee rapportu Sénégal EPU. Mais le Sénégal a été très clair. Éducation complète à la sexualité du dugg ci suñu ay programme on rejette cette recommandation ñëpp di dégg te ba léegi tegaguñu nag benn jéego boo xam ne génn nañ ci cadre boobu parce que kuy def lu bon da ngay nëbbatu mais ñu nëbbatuwuñu bu fekkonte ne dañu am lu ñuy nëbb wala lu ñu bugg a dugal duñu woo ñëpp kon dañ naan na acteur éducation daje def li ñuy def génn ndànk de façon très subtile ñu dugal fii dugal fa de c'était pas ça l'objet dañ doon évaluer benn analyse lañ doon partager du ma wax sax wax évaluer partager ñoom liggéey nañ ci dara ñëw nañ ne ñun lii lañ liggéey bëgg nañ wala bëgguñu baax na wala baaxul loolu lañ doon xaar ci ñun loolu rek moo doon objet ba leneen lu fa waay wax vraiment sosal nga ministère de l'éducation nationale et ça a été très clair démb j'ai bien aimé Ablaye Ndoye ci intervention il est revenu ci li ministre Mamadou Talla yóbbante lu ñuy def ci système bi day nekk en phase ak nos valeurs culturelles et cultuelles c'est-à-dire defuñu fi dara jéemuñu dara essayé wuñu dara loo xam ne lii day génn ci cadre boobu te démb li mu wax je pense que daal war na mën a clore débat bi ñu xam ne def yegguñu fa li ñuy wax amul jéemuñoo dugal dara lu bokkul ci suñu ngëm ak suñu ngëm-ngëm ci programme scolaire yi maintenant nag ku ci bëgg a waxtaan ak moom parce que il est assez ouvert pour waxtaan ak ñëpp ñu comprendre ne jéemuñu dara essayé wuñu dara tenté wuñu dara li nekk ci réseaux sociaux c'est un document de l'UNESCO engagé wul le Sénégal engagé wuñu ñun. waaw Cheikh xam nga loolu question bu sensible la dafa laaj concertation bu gën a yaatu. waaw man jàpp naa ne muy question bii. muy question voile. muy question yeneen question nga xam ne ni dafa am potentiel. pour indi ay conflits. yu am doole. yooyu ministère bi daf ci war a. penco bi waxtaan. fexe organisation yu mel ni ñun. bu ñu toogee maanaam dañuy tabaxandoo. mais du ñu fexe dara loo xamee ni
dañ koy indi lu yàq système bi au contraire dañuy ñëw defarandoo. moo tax ma jàpp ne war nañ jël rendez-vous effectivement ak moom toog ñun li ñu bëgg mooy indi benn manuel. manuel boo xamee ni lépp lu ñuy jàngale ci mbiru jàmm ak jàmmoo loo xamee ni day valoriser le modèle de vivre ensemble sénégalais. suñu doom yi xam ko. loolu pour man te am nañ sax financement boo xamee ni moom mooy permettre loolu donc li ñu bëgg mooy toujours jàppale suñu réew jaarale ko ci ñi nga xam ne ñoom lañ ko dénk pour dimbali réew mi mais ci convention yi danger mu ngi fa. je pense que il faut aussi être très vigilant parce que Sénégal dafa mën a signer convention. dañ ci gaaw ñun automatique rek. daanaka ñun ñooy réew mi ëpp signé lu mu signé. convention ci ay convention bu ñëw ñu signé ko. loolu tamit nag dafa laaj jàngat bon c'est vrai que suñu vitrine démocratique lañ. moom la ñu bëgg a sauvegarder. lu ñëw ñu ne ñun ñooy les bons élèves. loolu nag dafa am fu muy yem. parce que état am na taarixam ci réew mi. waaye nation bi. maanaam askan wi. yenn saa yi am na lu état di bëgg. fekk du dëppoo ak moom li nga xam ne moom la xalaat. loolu ci boppam la ñu bëgg dëppale googu mu gën a xóot ci loolu la ñuy woo nguur gi. waaw ñu ngi di gërëm di leen sant temps bi ñu joxoon jeex na. di gërëm madame Faye madame Sibi. nekk ministre conseillère technique ministère de l'éducation nationale. toppatoo l'éducation genre. di aussi di remercier Cheikh Guèye nekk ENDA en même temps nekk RASA rapport alternatif Sud-Afrique. mu waxtaanee nga xamante ne temps yi mu lëmbee réew mi. ci waxtaan ñu dalal xel yi Sénégalais yi ci ministère bi ni mu ko waxee ñu toog nag continué nag dëkk vigilant nag di xool yi fi muy mujjee. da ngeen jëf na ñaanal jàmm ak jàmm.